asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi ñu daal di leen jukkil li ci gën a fës ci wàllu titre yi hôpital militaire bu Wakam moom nag am na laboratoire bu bees laboratoire boobee nag war nañ caa mën a def lu mat ñeent fukki test par jour ministre des forces armées maître Sidiki Kaba demoon na fa niki tey ngir xool tolluwaayu mbir moomile ñu daal di àddu jëmale également ci wàllu Sénélec ak Akilee secrétaire général bu syndicat unique bu travailleurs yi liggéey ci wàllu courant bi moom kat nee na décision bi nga xam ni président de la république jël na ko moom ànd na ci dogal boobu te xam le na ni am na yeneen i mbir ak yeneen i dossiers yu lëj yu dox diggante Sénélec ak yeneen i kër yu mel ni ki Akilee dañuy daal di dem également ca Wakam foofee nag li nga xam ne moo fay ay di njàmbat moo di ni rek mbirum suuf xëccoo suuf ba ñaari collectivité lébu daal di cay ñëw ba nar caa xeexoo loolee nag indi fit la lu mag ndax lotissement la bu nga xam ne ma nga nekk jàkkaarloo ak monument de la renaissance africaine. fële ca cité Konachap ñoom nag xamuñu ndox nu mu mel ndax ñoom nee nañu du mbiru coupure ak lu ni mel waaye daal li wér te wóor moo di ni mbirum ndox moom xamuñu nu mu mel dinañu dellusiwaat également ci mbirum coronavirus ci bésub tey bi. asalaamaaleykum mbokk yi ci wàllu coronavirus bi la ñuy wax Sénégal daal di jéggi frontière juróom fukki nit yu ñàkk seen bakkan lim bi toll na ci juróom fukk ak ñaar ci bésub tey bi am na yi tamit yeneeni lim yu takku yu fa ñëw ci wàllu lii di maladie wala boog ñi nga xam ni dañu ko am te kenn xamul ku leen ko wàll toll nañ ci fukk ak juróom-ñaar lim bi di gën a takku benn cas importé lañ ca ràññee ñu déglu docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre ministre de la santé. ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaari test yi ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ma bamtuwaat ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak benn di ay cas contact benn cas importé ci AIBD fukk ak juróom-ñaari cas di ay cas communautaire ñaar ci Thiaroye benn ci Gueule Tapée benn ci Plateau benn ci Liberté 6 benn ci Dieuppeul benn ci Cité Domaine benn ci Kër Damel benn ci Guédiawaye benn ci Pikine benn ci Wakam ak juróom benn ci Touba. téeméer ak fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñaari cas ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñu koy wax Sowétas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane. ñeneen ñi des hôpital ñi ngi am tan hôpital militaire bu Wakam ñoom nag dañoo nar a daal di sóobu ci li nga xam ni moo di test yi ñoom nag am nañu benn laboratoire bu nga xam ni mën naa jël lu mat ñaari téeméeri test par jour waaye nag dañuy xaar ndigal lu jóge ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi ngir mën a doxal seen liggéey ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu l'armée gi di maître Sidiki Kaba doxantu woon na fa Abdourahmane Ly. niki bés bu njëkk bu coronavirus feeñee fii si mim réew. si ñaari fan si weeru mars l'armée gi dugal na loxoom bu baax jëm si xeex mbas mi lëmbee àdduna taxawal njëkk benn bërëbu fajukaay ca Touba pare fa wutali ci séddaleem dund gi tey ji taxawal nañu ab laboratoire boo nga xamante ni dañu leen a yónnee ay prélèvement si ñu njort ni dañoo amee jàngoroy coronavirus bi ngir ñu def test yi mu di bërëb bu jëwriñ gu ñu dénk l'armée bi ñëwoon visiter si gannaaw loolu muy xamle xelam gu dal. li ñu fi gis dal na xel ndax le colonel bi ñu fi gis le colonel Wane ak EPIC bi nga xam ne ak ñooñu lay liggéey gis nañu que am nañu capacité bi nga xam ne mën nañ wax ne capacité boobu mu ngi ñuy dimbalee ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def ci nga xam ne ñu ngi koy def contre le virus
bi nga xam ne ñu ngi koy tudd Covid-19. environnement bi tamit wone na que hôpital bi am na capacité technique pour def test yi nga xam ne yeneen laboratoire ñu ngi koy def. ngir ñu mën a xeex jàngoro gi bokk na si ñu jaarale ko si ay test yu sakkan kon bu ñu sukkandikoo si maître Sidiki Kaba wante ngir loolu nag faw ñi ŋànk wér-gu-yaram bi fii ci mim réew ànd ci. gis nañu ay matériel yu baax mais gis nañu tamit ay médecins ñi nga xam ne seen liggéey mokkal nañ ko te defe naa ne ministère de la santé su ñu fi defee seen visite nañu autoriser hôpital militaire ñoom tamit ñu def test boobu pour ñu xeex pandémie bi nga xam ne mu ngi def ay victimes. mu di laboratoire bu mën a def ba lu toll si 200 test mu di lim bu mën a yokku. mën nañ def ba 200 test par jour voilà mais ci li nga xam ne moom nañ ko def ak yeneen labo yi mooy maanaam dañuy dem ci benn fenn prélever après dañuy andi prélèvement yi suñ defee test yi aussi ñu jox ko résultat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko laaj parce que finalité bi yëpp mooy malade yoo xam ne dañ leen di suivre. ay test yu njëkk def nañu ko si bërëb bi te jaar na yoon bu ñu sukkandikoo si kilifa yi fi nekk mu di ñu bokk si l'armée gi ñu wane seen dogu ngir nekk si wetu askan wi sàmm seen kaaraange jëm si seen wàllu wér-gu-yaram. ñu daal di àddu jëmale ci dogal bi nga xam ne président dogal na ko jëmale ko ci diggante Senelec ak Akilee daal di dakkal contrat bi doxoon seen diggante loolee nag secrétaire général bu syndicat bi ngànk ñiy liggéey ci wàllu courant moom nee na ànd na ca dogal ba tey tamit nee na boobu rek moo feeñ waaye am na yeneen yu nga xamante ni yu lëndëm la yu dox diggante Senelec ak yeneeni société ma nga woon ca Touba Mbacké Gora Ndaklo mu amal tukkib nemmeeku ci Touba secrétaire général bu syndicat bi ëbbu liggéeykat yi yëngu ci wàllum courant rafetlu taxawaayu njiitu réew mi santaane ñu xoolaat contrat bi dox ci diggante kër gi di Senelec ak Akilee Habib Aïdara ne la muy sàkk du leen lu dul ab audit ci kër gi di Senelec. dégg nañ ne ci presse bi nag lañ ko dégg ñu ne président de la république convoqué na ba ne nañ casser contrat bi mais ñun sax duñu yem foofu parce que dañ ne du contrat boobu rek moo nekk Senelec. am na tey beneen contrat bu gën a graaw Akilee bi mooy contrat Excelec boobu moom la ca nekk buñ ko càmbaree dinañ gis ne vraiment Senelec doy na waar donc c'est pourquoi ñun dañuy demander ñu ñëw ñu auditer Senelec ndax contrat bi ñu am ak assurance contrat bi ñu am ak BLFIN contrat bi ñu am ak ENSIC yooyu yëpp ay contrat la yoo xam ne buñ ko seetee ba ci biir nañ gis ne contrat yooyu du intérêt Senelec du intérêt liggéeykatu Senelec du intérêt même population yi parce que tey jii Senelec bu ay charge am yokkoo amul fenn fu mu koy wute fu dul ci clients yi nga xam ne ñooy fay donc courant bi mooy ñan nar a yokk ñun ñi ci biir nag di gis loolu dañ leen di wax ne nañu arrêté contrat yëpp ñu xool ko ñu càmbar ko. secrétaire général bu Sutelec Sénégal buruxlu ci occasion bi ngir ñaawlu it caxat-caxatee gi ñu amaloon ci agence bu Senelec bu Guédé. délégué régional Pape Moussa Thiam mi nga xam ne mu ngi yebal fi Ndiaye Thiam ak chef d'agence Macoumba Bey ñu ngi leen di massawu di masawu aussi ku tedd ki xalif général des Mourides ndax lii jëf la joo xam ne kenn séentu ko woon ci Touba donc loolu moo tax ñu bëgg autorités yi wax ne lii ñi ko def dañ leen a war a dóor ay daan ba nga xamante ne bii kenn ku nekk Touba da nga fiy nekk ci li nga xam ne moom la sëñ Touba santaane woon. ci tournée ngir gën a ñaax liggéeykat yi nekk ci Senelec ci Touba secrétaire général bu syndicat des travailleurs de l'électricité sàkku ci état bu Sénégal mu gën a dooleel ci wàllum jumtuwaay naka noonu koppar ñii di yëngu ci kërum courant gi lay ba léegi rek ci diggante Senelec ak Akilee ak dogal bi nga xam ne nguur gi jël na ko ci beneen syndicat bi yëngu ci wàllu courant di syndicat autonome des travailleurs de l'électricité ñoom itamit nee nañu kat dogal boobu dañu koy daal di rafetlu Souleymane Souaré ma nga xam ni mooy seen njiit nee na nag la mu ca yokk moo di ni dogal yi nga xam ne ak xaatim yi nga xam ne signé nañ ko diggante contrat yooyu ak Senelec ñi ko def njariñu askan bi lañ ci jublu woon ak njariñu Senelec ñu déglu ko ci téléphone Cheikh Assana Fall. semaine bi passé àjjuma wax naa ne nguur gi mi ngi jël problème bi mu ngi koy en charge mi ngi koy régler donc lu mel ni bu amee dara du ma ci bett ndax yaakaar naa ne ba fi ñu toll nii dafa nekkoon li ñuy wax naan xulo robinet
te loolu baaxul ci vraiment Senelec, baaxul ci kenn, baaxul ci nguur gi. Donc que nguur gi jël problème bi di ko régler boppam luñ ci mën a wax nag ak luñ ci mën a dégg mooy li ma yaakaar mooy te muy nekk lu dëggu ci man mooy li fi nekkoon li nga xam ne mooy contrat bi ñi ko signé ci njariñu Sénégal lañ ko signé ci njariñu askan wi lañ ko signé donc ca jublu ëtti luy gën a ñoŋal Senelec la lu koy gën a yaxanal donc côté boobu pour man awma ci commentaire li ma gëm ba gëm ko mooy nguur gi bu ci dugalee loxoom mënut ci génn lu dul ci lu xam ne lii njëriñu ñëpp lay doon te Senelec société bu mag la aussi waaw ña fa nekk yaakaar naa ne seen liggéey xam nañ ko xarañ nañu bu ñu demee bay dugg ci dara loolu njëriñu Senelec rek moo ci mën a nekk. dañuy daal di dem ba Wakaam fitna juddu fa ci xëccoob suuf ab lotissement bu nga xam ni ma nga jàkkaarloo ak monument de la Renaissance ñaar ñi koy xëccoo nag wala ñaari parti yi koy xëccoo dem nañu sax ba xeexoo am ca ci teewaayu Moustapha Gabar Diop ak Moussa Fall. conférence de presse bu collectivité Lébu bi xaw na bañ a am waaye ginnaaw bu ñu jàppantee kilifa Wakaam yi ñoom ñëpp di rafetlu arrêté bi nga xamante ne moo régulariser lotissement yi nekk ci commune bi. ñun nag déposé woon nañ autorisation de lotir si ndigali kilifa yi ba ñu ko déposé en 2016 fekk chambre administrative bu Cour suprême demandé à l'État mu accompagner ñu ba ñu ñëwee ñu ne ñu da ngeen di def régularisation autorisation de lotir si lañ ko déposé service technique yi validé ko le ministre de renouveau de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie def un arrêté boo xam ne mooy sanctionner l'autorisation de lotir. si lu jëm ci accaparement littoral bi kii di jaraaf Youssou Ndoye moom jàpp na ni Descos moo ko war a lijjanti. foofu jëm si faar bi état bee ko yor Wakaam yoru ko comme état bee ko yor sénégalais yëpp bokk ko. ku koy yàq ku gis ku koy yàq na nga oo Descos moo géré suuf soosu bu fekkente ne Sénégal dafa jóg pour teral nit foofu amul ambassadeur la amul kii amul kële noonu Wakaam duñ si dugg. kii di Abdou Karim Fofana doon ministre de l'urbanisme moom signé woon na benn titre foncier bu waroon régler mbir mi mu joxe autorisation lotir boo xamante ne mu ngi jëm ci 80% parcelles yoo xamante ne tabax nañ ci ay kër ba pare. dañuy daal di dem ba fa nga xam ne moo di cité Konachap di cité bu nga xam ne mu nga jege Yoff waaye tamit ñu rattaché ko ci commune Grand Yoff moom nag ñoom la ñuy ñaxtu moo di ñàkkum ndox ñoom nee nañu bu dee ci yeneen gox yi ndox mi daf fay coupé ñoom nag dañoo gisul luy nuroog toq ndox ba tax na li ñuy dund ci période Covid bi métti na lool Boubacar Dia. cité Konachap si mar la dëkk file loolu sax dafa mel ni moo fi ñàkkum ndox dafee yàgg ci kër gi toq ndox mooy génn ci robinet bi yeneen kër yi ko wër itam lu ni mel moo fa am ngir am ndox mooy jëfandikoo ci bés bi sax foog am ku toog guddi gi yëpp di xool robinet bi. war naa leen ko rek ngeen ko gisal seen bopp en premier jour ñëw ngeen fi gis ñu ubbi robinet bi dara amu ci donc lii ni ñu dundee nii donc bu ku ci bëgg am ndox daal da ngay yéex a tëdd pour mën a am tuuti ndox jusqu'au côté matin mais la journée moom pratiquement on n'a pas d'eau. Est-ce que li yàgg na fi trop yàgg na fi def na fi ay at. soxna si mu ngi dëkk ci 2e étage ci bile immeuble wante bés bu jot dina wàcc juróom-benn yoon wala sax juróom-ñaari yoon ngir am ndox lile mu ngi koy amal boobaak léegi def na juróom-benn weer. sonn nañ torop gëj nañ am ndox ci suuf rek la ñuy wàcc wala des fois ñu dem wër ndox metti na torop yéeg beeg wàcc bi moom metti na torop moom ci kaw moom gëj nañ am ndox yàgg na ëpp na ay 6 mois dañuy wàcc di wër ndox rek. tàngoor wi di ñëw naka noonu mbasum coronavirus doon loo xam ne dina gën a jafeel li nga xam ne askanu cité Konachap ñu ngi koy dund. wax dëgg yàlla moom ak tàngaay bi di ñëw ak en même temps feebar bi xam ne toujours da ngay war di am ndox. da ngay war di raxas toujours ñi di sang xale yi toujours di set toujours di raxas di bale lu toujours yaa ngi ci set ak ñàkk ndox ànduñu waaw dund nu metti rek lañ koy dund quoi. donte ndox ñàkk na ci seen gox bi cité Konachap di fay facture yu cher lool ba léegi
bu ñu sukkandikoo ci askan wi nga xam nag daje nañu ak ñoom li nga xam ni waa Sen'Eau ñu ngi leen koy wax moo di cité bi nit ñi ñoo tàmbalee yokku moo tax ndox di fi jafe lii sax dem ba jur njàqare ak yaakaar gu tas ci askan wi nga xam ni yaakaaroon nañu ni ñàkkum ndox dina fi jóg. ñeneen ñu nekk ci njàqare mooy doomi Sénégal yiy liggéey ca Maroc te ñëwoon fii ci réew mi bëgg a delluwaat leen boobaak léegi ndax lu ñu tëj frontières yi ñoom nag li ñuy ragal mooy bu ñu delloo ca Maroc daal di ñàkk seeni liggéey ba tax na ñi ngi sàkku ci nguur gi mu jàppale leen utal leen vol bu leen yóbbu ndax ñoom toll nañu ci lu mat téeméeri ndaw yu amoon liggéey foofee boobaak léegi ñu tagga témbe ci réew mi Fatou Diop moo yor seen kàddu ci téléphone wala ci micro Baba Ndiaye. ñun li ñuy sàkku ci état sénégalais bi pour mu jàppale ñu la parce que situation bu compliquée la pour ñun jamono bii nii ndax ñu fi nekk tey jii nii ñu ngi bloqué depuis plus de 5 mois sama boss maa ngi nii man sama société bi may liggéeyal déjà woon nañ ma pour ne ma que franchement duñu mën a continuer prolongation bi te ëpp nañu ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi ci même situation jamono bi may wax ak yow ci biir semaine bi tam dinañu mën a ñàkk seeni liggéey te tamit pour ñi nga xam ne tamit ay ñuy jàppale seeni dëkk la jàppale seeni famille yi fi nekk tamit day xaw a compliqué ñun lu ñuy ñaan état bi rek mu jàppale ñu lu mu gën a gaawee rek ñu mën a delluwaat ci suñuy activité mën a continuer ci lu ñu nekkoon daal yóbbu ñu pour ñu daal avion rapatriement rek la ñuy ñaan pour lu mu gën a gaaw rek ñu mën a dem dellu si parce que ñi fi nekk nii ñëpp tam ay sénégalais la yu nekk en situation de règle foofu Maroc la ku ci nekk yaa ngi yor say papier yaa ngi yor fi ngay liggéey mais daal ñun lu ñuy ñaan état bi rek pour ñu jàppale ñu rek ñu ñibbi donc ku ci nekk parce que ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk yor nga sa billet retour donc laajuñu pour ñu financer ñu xaalis pour jënd billet ñu nu ñu bëgg rek nañu gaaw a rek jox ñu avion bu ñu bëgg rek ci mu ñëw ñibbi loolu rek la ñuy ñaan état bi. ñeneen ñu nekk ci ay jafe-jafe ndax mbasum coronavirus bi mooy ñi yëngu ci wàllu géej gi muy secteur maritime ñoom nag nee nañu li ñu perte mënuñu ko xayma waaye daanaka téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ñàkk nañu ko loolu nag indi jafe-jafe yu tar ci seen liggéey ba tax na yi tamit ki nga xam ni mooy président mouvement siggi jot na mi ngi wax askan wi tamit di leen gën a ñaax ngir ñu rek respecté li nga xam ni moom la leen waa kër docteur santaane ci wàllu mbas mi muy maanaam geste barrière yi ñuy wax ñu daal di koy fësal saa yu nekk di ko jëfee Ablaye Dieye président mouvement Siggil jot na ci micro Baba Ndiaye. rek mooy nit ñi taxaw xeex ko te je pense que tey la ñu war a gën a mën a taxaw xeex mais léegi xeex bi dafa war a nekk xeex individuel parce que nit ku si nekk yow yaa taxawoon ni kat dafa bëgg pour ñu dindi mesure barrière donc tey je pense que ni ku si nekk war nga mën a def confinement individuel xool respecter les mesures barrières. xam nga moom def xayma day xaw a jafe parce que ñun duñu ay statisticiens mais tey ñun en tant que acteur de développement nekk yor entreprise xam nañ ni feebar bi am na si ñun impact. parce que depuis ba feebar bi commencé ba léegi am na suñuy bateau yoo xamante ni mënuñoo dem en mer donc ay bateau de pêche yoo xam ne ñu ngi fii parce que bateau kat ay nit ñoom ñoo koy liggéey donc amoon nañu suñu marin yoo xamante ni wàccoon nañ à terre mais amuñu woon possibilité pour déplacer wu pour ñëw embarquer te sax état bi aussi dafa jëloon ay mesures dañ ne marin bu nekk à terre kenn du jël risque di ko embarquer ci bateau yi muy contaminé nit ñi donc tey je pense que ni rek loolu c'est un manque à gagner énorme sentir nañ ko bu baax donc nag pour ma évaluer le chiffre yi daal mën naa la ni presque sunu 70% chiffre d'affaires wàññeeku wàññeeku na parce que ku xam secteur maritime ba xam ni mooy secteur bi nga xamante ni mooy dugal lu ëpp xaalis ci économie. bala ñu jël siwaat ci xibaari biir réew mi dañuy dem ba Burundi nag seen njiitul réew di Pierre Nkurunziza génn na àdduna loolu nag gouvernement bi ñoom ñoo ko daal di annoncé daal di ci am lool naqar ak tiis moom nag ma nga gaañoo ca hôpital cinquantenaire bu Burundi ginnaaw bi mu amee arrêt cardiaque muy crise cardiaque ki nga xam ne nag moo ko fay wuutu mooy Évariste Ndayishimiye moom am na juróom fukki at ak ñaar moom nag Pierre
Nkurunziza dafa waxoon ni moom moo koy wuutu ba tax na mi ngi waroon a def prestation de serment ci weer yi di ñëw waaye nag jàpp nañ ni dina ko gën a gaawal ndax génnuk àdduna président Burundi di Pierre Nkurunziza dina tax ba moom mi nga xam ne moo di Evariste mu daal di koy wuutu foofee nag ca Burundi dañoo salfaañe ak yelleefu askan ba te loolu armée bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa réew ma dañu caa xaw a daal di daal ànd ba tax na ki nga xam ni moo di Doudou Diène àdduna jëmale ci lu ni mel ci micro Alassane Samba Diop. yal na yàlla yërëm Nkurunziza suñu condoléance ci peuple burundais ndax parce que perdre nañ seen président ñun suñu mandat commission d'enquête bi ñu créé indépendante ñett la ñu man maay présider commission bi mooy nañu enquêter ci violation des droits de l'homme de la manière la plus objective nañ ko def bu ñu tooñ bu ñu saaga bu ñu waxtaan loo xam ne lii du dëgg donc loolu def nañ ko depuis ñeenti at a ngi nii et donc dinañ continuer liggéey boobu nag ba xam léegi est-ce que d'ailleurs waxoon nañ ko bi élection yi amee semaine ba le passé est-ce que violation droits de l'homme yi élection président bu bees bi dana indi changement danañ ko wàññi dana bàññeeku ou bien dana am changement de fond léegi nag li ñuy seet mooy effectivement dinañ xool bu baax a baax ba xam ndegam situation bi dana changé mais suñu enquête ñu ngi koy continuer ba léegi et dinañ présenter suñu rapport nag au mois de juin donc dans quelques semaines conseil des droits de l'homme ñi nga xamantoon na ñàkk nañu seen bakkan bu fekkoon temps président Nkurunziza nekkoon fii noonu naka la ñu amee justice. identifié nañ leen ñoom ñoo rey ñoo poursuivre nit ñi ñoom ñoo torturé documenté nañ ko justice bi dàqu leen nekkul seen gannaaw jàpp ñu leen donc li critique bi gën a rëy aussi mooy impunité comme documenté nañ ko li ñu def yëpp mu ngi nekk léegi ci cour pénale internationale et yeneen pays yi aussi mun nañ ko utiliser et donc ñoom xam nañ ne ñiy def lu bon ñoom xam nañ ko comme xam ngeen ko ce qui s'est passé ci Tchad ak Hissène Habré ak yeneen pouvoir politique yi xam nañu dañuy rey seen peuple nañu xam ne d'abord am na yàlla que yàlla moom mooy yore ñëpp fi li ñuy def yëpp dañ koy documenté te s'il le faut le temps justice dana am bu fekkee ne seen réew justice defu ko danañ def ba nga xam ne justice internationale topp leen et puis nag punir leen. ci àdduna si yëpp nag tey jii la ñuy màggal bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel lii di archive muy maanaam fi nga xam ni fa la ñuy denc lépp lu ajo ci taarix ak maanaam mémoire réew ñoom nag li nga xam ni moom la ñu def tey moo di ni rek journée de don de sang waaye profité nañu ca daal di wax ni li ñu bëgg mooy ñu wutal leen makkaan mu nga xam ni fa la ñuy denc lépp lu jëm ci xam-xam ak maanaam taarixu réew mi waaye tamit jëm ci lu nga xamante ni moom moo di jumtuwaayu xarala yi ngir gën a dooleel mémoire réew mi li nga xam ne nag moom mooy thème ren bi mooy doole lépp lu jëm ci xam-xam ci àdduna si muy bés bu nga xam ni dañu ko jagleel ci àdduna si lépp lu jëm ci wàllu maanaam archive ñu déglu ci Amagor Robert Niang. 167 168 169 170 167 168 169 170. Centre national bu transfusion sanguine ci bunt bi. Ousmane moo yor liste ñu ñëw fii ngir maye ci deret ci biir ñu fekk fi Nafissatou Fall di documentaliste bokk ci kuréel gi di ASBAD. donc comme li ñuy wax ndimbal na ca bay ci say weewu tànk moo tax ñun ñu wane le bon exemple ñu ñëw maye deret comme ñun ñoo woote ñu jiitu fi loolu moo waraloon tànk yi tey en plus waa CNTS dañu nekk en rupture de poche de sang. moo tax ñu ñëw jàppale leen ak contexte Covid bi c'est un peu difficile. ren nag seen journée bile yemook àdduna bi di jànkonteel mbasum Covid 19 ba tax na seen association bi ëmb bibliothécaire ak archiviste yi ñoom it soppi anam yuñ koy feetoo. ñun na communauté archiviste bibliothécaire documentaliste ci askan wi la ñu bokk te am nañ ci rôle bu ñu war a jouer mu tombeek tam contexte pandémie coronavirus Covid 19. ñu ne nañu dajaloo mobiliser wu comme ren du ñu def manifestation publique comme ni ñu ko tàmmoon di defee at gi passé ñu ñëw wane suñu laabiir ñun professionnels yi dimbale askan wi ak malade yi joxe suñu sang suñu deret ñu ngi ciy sant yàlla parce que geste bu noble la ñu ngi ko bokk ak association des bibliothécaires archivistes et documentalistes. juróom-ñeenti fan ci weeru juin di bés bu ñu jagleel kàggu yi ci àdduna wërngal këpp lii di coronavirus soppi seen agenda waaye seeni jafe-jafe ñoom ñile di wéy ba tey. ñu ngi wax ne daan defaraat beneen këru boo xam ne nii mooy maison des archives ba léegi defaguñ ko donc archives yi nga xam ne war na jógee sax ci ministère yi yëpp ñu ko yëpp archive nationale yu bëree bëri dematu te loolu yàgg na loolu lan lay indi ay jafe-jafe lay indi ëllëg danañ soxla ay kayitu Sénégal duñ ko gis. parce que géré wuñ ko
te loolu nag njunte bu mag a mag boo xam ne nii chaque jour bu ñu xëyee mu am retard rek day yàq ci mémoire réew mi day yàq xam-xamu réew mi. Sénégal am na fonds yu riche archive am école boo xam ne professionnels yi dañ leen a formé ci anam yi gën a rafet gën a mag gën a xarañ waaye lii seen problème mooy amuñu makkaan te booy dégg nga naan denc day fekk nga am foo denc ku ne naam ne fa ne fa léegi nag ñuy leen di woo comme at mu nekk ñu dimbale ñu pour ñu am kër gi ci xarale yi itam wàll boobu war nañ ci am li ñu naan numérisation ndax ñun suñu archive yi ci këyit lañ nekk te këyit yu am ay téeméeri at ñaar téeméeri at ñetti téeméeri at boo ko dencee bu yàggee day màgget. Archive nationale ñu jëlee ko ci building administratif ci atum 2014 tey jii mu bokk ci ay jafe-jafeem kër goo xam ni moo ko moomal boppam ngir denc fa kàggu réew mi te li ni mel rekk mën a tax ba suñu taarix du naxsaay bu ëllëgee. jërëjëf Amagor Robert Niang.